Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokku Sénégal. Gannaaw biñ leen nuyoo yéen ñëpp ñu ngi leen di bal aq di leen balu aq te di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal. ñu ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñëpp te di ko sàkku ci kenn ku nekk ci yéen yàlla na yàlla defal ñu jàmm. di ñëw toujours rek di déplorer situation bi nga xam ne actuellement mooy sévir au niveau vraiment du Sénégal. waaw mu métti lool nag wax dëgg yàlla kenn ku nekk rek yëg nga ko comme ni ma ko doon waxee rek Sénégal bu nekkee ci jafe-jafe sénégalais bu nekk di nga ko yëg moo xam de près moo xam de loin ak foo mën a nekk ci àdduna bi rek di nga xam ne wax dëgg yàlla am na loo xam ne yaa ko moom wala ci nga bokk te mu ngi sooxe. donc duñ def nag dugg ci waxtaan bi lu dul jaalewuñ ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom seeni ndaw ci li nga xamante ne mooy événement yi fi jot a xew. vraiment ñu leen di jaale di leen di massawu coono ñi fi jóge aussi ñu leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana teeru leen ci yërmandeem ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bon tey nag di journée internationale de la femme. waaw journée internationale de la femme nag buñ ko waxee day doon journée boo xamante ne kenn du ci mën a wax te souhaité woo les femmes bonne fête. vraiment ñaanal leen yàlla gën leen dëgëral ndax bu ngeen ko gisee ba jamono di jamono ba léegi képp koo xam ne rek da ngay nekk yónnent wala ngay am looy def rek wala nga nekk ku ñu yónni rek wala ku am kilifa koo xam ne ngay doon wala représenté dara rek yàlla dina la boole jigéen boo xamante ne moom moo lay dëgëral wala moom moo lay dimbale. moo tax ñu ne peccum liir bu neexee yaay jaa téye ca mbagg ya loolu la ko olof di waxee. tubaab bi mu ne derrière chaque grand homme y a une grande dame. kon tey journée internationale de la femme ñooñu nga xam ne ñooy sunu yaay ñooñu nga xam ne ñoom ñooy yarkat yi njëkk yi ñooñu nga xam ne ñoom ñooy école bi njëkk bi ñooñu nga xam ne ñoom ñooy sàmmkat bu njëkk bi waaye ñoom tamit ñooy ñi nga xam ne ñooy aarkat yi njaboot ku njëkk gi. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di encourager waaye aussi di leen ñaax ñu gën a xoolaat seen taxawaay ñu gën a xam seen valeur aussi. xam lan mooy seen devoir vraiment ak seen rôle ci li nga xam ne moom mooy société bi rawatina Sénégal. donc lu may wax à chaque fois rek jigéen su baaxee lépp baax comme ni ko ñëpp di waxee waaye buñ bàyyee seen loxo rek kenn xamul lenn fan lay baaxee. boo gisee xew-xew yi am Sénégal aussi source bi jigéen la donc muy mbir mu doy waar donc c'est regrettable aussi. mais nag di leen xamal ne jigéen du def dara lu dul dafa am ay góor yoo xam ne ñoom ñoo ko ci jàppale. voilà très bien di jaajëfal jigéen ñëpp di leen wax ñu xoolaat seen taxawaay daal parce que am na ci solo lool ndax nag yàlla moo leen bind vraiment suturaal leen def ci ñoom lim def ci ñoom ñëpp gannaaw ga mu goral leen nag lépp loo xam ne góor war na ko am rek yàlla jëlu ko jox ko góor bàyyi ko jigéen. gannaaw gi mu jël ay kattan ak yoo xam ne jël ko jox ko jigéen te joxu ko góor. ay muñ yooyu yëpp da ngay gis ne yàlla lim ci jox jigéen joxu ko ci góor kon jigéen ñi ngeen xam ne société bi bu baaxee yéen la waaye bu defee safaan bi tamit na ngeen xam ne am ngeen ci part de responsabilité bu rëy a rëy. donc ngeen xoolaat seen taxawaay surtout ci réseaux sociaux yi moo xam ci WhatsApp moo xam ci Instagram moo xam ci Facebook ak lu mu mën a doon rek moo xam ngeen wéet moo xam ngeen wéttaliku daal. ngeen xoolaat yi ngeen di def ngeen di xoolaat seeni jëf yi am na njëriñ lool. ñu ngi ñaan tamit suturalante bi am na ci solo waaye tamit nit ñi aussi da ngeen jéem a suturaal seen bopp moytu aussi li nga xamante ne moom mooy téléphone yi ak réseaux sociaux yi vraiment ak li nga xam ne moom ngeen am muy valeur yi seen awra yi yooyu yëpp ngeen xool vraiment nu ngeen koy sàmmee. man li may wax sax sa soxna sax wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg-dëgg respecté nga ko rus nga ko am na yoo xam ne waroo ko def ak moom ci téléphone surtout jamono ji nga xam ne jamono gu soppeeku la jamono gu yàqu la jamono gu wóoradi la. di nga gis koo xam ne la muy def jubluwu si dara sax mën na doon pour bégal jëkkëram wala yooyu mais comme internet dafa doy waar te léegi comme ni ngeen ko gisee sa téléphone nit ñi mën nañ ko mettre sous écoute message ya ngay envoyé nit ñi mën nañ fexe ba muy ñëw ci ñoom
donc yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. mooy li ma doon wax li ñu doon def ci suuf rek waaw ñun ñëpp nag li ñu doon def ci suuf tey moo feeñ ci kaw ba yàlla nattooñu lii tey kon nañ ko moytu bu baax a baax. beneen bi aussi mooy li ñu doon wax nañu suturalante nañu jàppalante nañu bëggante bu ngeen xoolee ñaari at yi weesu Sénégal ci xiiroog ngaayoo rek lañ dëkk ci fànn bu nekk jàppal diw bàyyil ma sàmba suba kii suba ñii suba ñële xam naa ne bàyyiwuñ ci xel waaye yooyu yëpp ñu doon def tey moo jékki-jékki rek explosé. voilà donc ñuy ñaan rek nit ñi nañu gën a góorgóorlu nañu gën a jàppante xam ne àdduna bi jeex na ba pare dara jaru fi dara te ñun sénégalais yi ñoo bokk ndey ak bàyyi. Sénégal bu baaxee ñëpp la baaxal waaye bu yàqoo ñëpp la yàqu fekk sénégalais bu nekk xam ne tamit sénégalais bu mu weer sénégalais bu mu uñu suturam ndax xam na ne moom dina ci am part de responsabilité waaye na xam ne boppam la weer ndax bu ñuy wax bu coow li génnee Sénégal kenn dootul wax sénégalais bi sénégalais yi la ñuy wax. kon encore une fois nañu suturalante ak ñooñu ak ñooñu ak ñi nekk ci internet bi di jël vidéo jàmbur yeeg waxu jàmbur yeeg di ko tasaare ci àdduna bi di uñu seen sutura nañ xam ne bés dina ñëw loolu ñoom dina ko gis ndax nag yàlla moom ku suturaal jaam bi mu suturaal la waaye tamit ku jóg rek pour di uñu sutura jaamu yàlla yi di nga xëy benn jour yàlla dina uñu sa sutura yàlla nañ ci yàlla musal. donc di ñëw rek ci chef religieux yi vraiment di kontaan bu baax ci seen réaction waaw di leen di jaajëfal yi leen ñaanal yàlla mu guddal seen fan wéral leen gën a dëgëral seen taxawaay di leen dimbale tamit di leen di informer ci turam boobu ñuy wax yaa xabiru vraiment di leen informer ci réew mi ak ci lu duwut réew mi sax ci àdduna bi yëpp ba nga xam ne waxtu bu nekk rek dinañ mën a jóg taxawaay bi nga xam ne moom lañu war a taxaw. donc nit ñi nag ñu ngi doon wax ana kilifa diine yi ana chef religieux yi ana yooyu donc bu leen ko jëlee lu maal wala lu ñaaw ndax nag sénégalais yi taalibe yi dañoo am ci yéen yaakaar te ñu xam ne seen kaddu yemul ak seeni kaddu rawatina man mi leen doon woo saa su nekk parce que dama amoon yaqin ne bés bu ngeen waxee coow li dina dëñ ndax nag waxuma la population lambda waaye ñi nga xamante ne ñooy état bi déggal nañ leen moo tax à chaque fois rek dañuy bëgg ngeen nekk au diapason waaw kilifa dafay xam lan moo xew ci réew mi lan la taalibe yi di dund ci lan lañ nekk parce que loolu mooy tax yar bi yomb loolu moom mooy tax bu fekkee ne wàcc nañ yoon bi indiwaat ñu ci yoon bi day yomb loolu mooy tax bu ñu réeree ginnuñu day yomb voilà moo tax à chaque fois rek fokk ñuy ñëw di leen di woo di leen di interpeller waaye nekkul pour yàpp leen wala ñàkkee leen kersa wala xeeb leen parce que koo xeeb doo dem ba jaaxle di ko woo koo xeeb doo dem ba xamatoo foo jëm nga naan ko wan ma yoon bi koo xeeb doo dem ba tiit di ko woo wallu kon ngeen comprendre ko noonu parce que dañoo am ci yéen yaakaar vraiment dañoo am ci yéen yaakaar te mooy kóllëre bi nga xam ne foog naa taalibe yi faslante nañ ko ak yéen waaye di leen di jaajëfal bu baax a baax beneen yoon ni ñaan rek réaction bi mu gën a gaaw parce que foog naa réaction bi bu gaawoon parce que bi ngeen commencé wax gis nañ ne affaire yi mu ngi avancé ñu ngi ciy am résultat yu positif kon beneen yoon rek ak ku mën a doon rek ñu gaaw di wax parce que nag dañ doon wax ne ku attewul ku artuwul di nga atte donc yëf yi nag tàkk na la ba joona waaye gis nañ ne aussi atte bi aussi jaar na yoon waaye nag rien n'est jamais tard donc yàlla nag xëy na moo dogal lii ba lii am na ñuy masawu ñëpp ñi si ñàkk seeni doom ñi si ñàkk seen alal ñi si yàqule waaye nag ñu ngi leen di muñloo di leen wax ne yàlla am na beneen yàpp bu dul géej te nag na ngeen ko muñ ndax yàlla moo ne inna allaha ma sabirin man maa ngi ànd ak muñkat yi te guddi gu nekk bëccëg lay waajal te lii ku ne xam na ne guddi la ci Sénégal waaye guddi la ci sénégalais bu nekk kon nañ àndandoo muñandoo ko rek yàlla dina ñëw incha allah. donc di nuyu ñëpp di ziare ñëpp beneen yoon di wax sénégalais yi aussi situation bi bu mu ñëw rek romb waaw xeex bi dépassé na Ousmane Sonko dépassé na Macky Sall dem ñun sénégalais bu nekk war nañ seetaat suñu bopp ndax lii xew tey ku nekk am nga ci part de responsabilité bu nit nax boppam ku nekk am nga loo xam ne yaa ngi ko doon def yaa ngi ci nekkoon te nga xam ne amalul la njëriñ amalul réew mi benn njëriñ donc ku nekk na defaraat taxawaayam
ñu seetaat suñu bopp xam ne Sénégal du dem mukk du avancer mukk du ñu génn ci yëpp fekk dëggaluñ suñu bopp fekk jóguñ pour liggéey fekk jóguñ pour wane ay valeur ay jikko yu baax wane la cohésion jàppante bëggante pare pour ànd liggéey loolu fekk amul rek Sénégal du dem. ñu jéem a xeex hypocrisie bi nga xam ne aussi moo nekk suñu biir nekk entre ñun sénégalais yi aussi. donc par rapport ak li nga xam ne moom mooy politique ak état aussi dama bëgg nit ñi vraiment ñu def ci très attention. ñu bëri dañu jël politique di ko wax ne du ma def politique te xamuñ lan mooy politique loolu aussi c'est très dangereux ba bokk na ci li nga xam ne tey moo tardel Sénégal bokk na ci li nga xam ne moom mooy blocage bi. parce que tey bu fekkee ne bu ñuy wax ci état nga jàpp ne politique la bu ñuy wax ci président de la république nga jàpp ne politique la souvent bëri na ñuy wax ci li nga xamante ne moom mooy état ci gouvernance fekk duñ ay politiciens te politiciens yooyu aussi dafay baax ñu nekk ci benn wàll bi vraiment di contrôler état bu état waree def loo xamante ne jaaduwul ñu ne ko lii waral ko fi def wili pande ko su ko defee population bi yëg ko ñi ci war a wax ko su ko defee état bi reculer. donc mais ñu bàyyi du ma def politique du ma wax politique sëriñ si aussi dama ci fàtte ñëw dinaa ci revenir dañ leen jël ne leen nañ leen tegee nii buñ leen dugal ci politique buñ leen dugal ci li ma leen di fàttali ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu ñu fi nekk tey dañ doon lijjanti politique bi di lijjanti fu Sénégal toll di lijjanti député yi di lijjanti le président de la République loolu moo taxoon Sénégal amoon benn stabilité ñoom ay régulateurs lañ woon ñoom ay régulateurs ñi fi des ñëpp nañ xam ne ay régulateurs lañ donc foog ñu wax ci li nga xam ne mooy situation Sénégal ci jamono bu nekk man sax dama doon xalaat comme ni ñu defee ànd def benn kuréel taxaw wax normalement ak doole bi ñu am ci Sénégal les chefs religieux tey waroon nañ am kuréel goo xam ne saa su nekk chaque mois wala chaque 2 mois war nañ mun a toog daje waxtaan ci situation réew mi xool réew mi fan la sooxee nan la def ñu toog waxtaan ci ak ki nga xamante ne moom mooy le président de la République ñu waxtaanee réew mi xool jox ko li nga xamante ne fa la réew mi toll ak mesures yi nga xamante ne moom la war a jël ñu conseiller ko buñ fa jógee ñu bàyyi ko après président moom le dernier mot lui revient mu xam nan lay def ak loolu c'est très important parce que nag ñoom ñooy les régulateurs de la société foog ñu impliquer leen. donc bu ñu bàyyi ba élection yi jot ñuy jaabante ci këri diine yi di dugg di génn pourtant looluy politique dañ leen wax ne bu leen wax ci réew mi bu leen wax ci gouvernance bi bu leen wax ci gouvernement bi waaye bu politique jotee ñu ñëw ne leen wax leen ci politique bi dugg leen ci politique bi. voilà loolu nag foog ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bokk na ci li nga xamante ne moom moo tardé Sénégal tey yéen ñi nga xamante ne yéenay seetaan live bi mun ngeen ko partager incha allah. donc réaction bi bu gaaw beeg yooyu yëpp donc loolu daf ci am njëriñ parce que tey foog naa ne ak seen kàddu ni ñu amoon doole bu ñu teeloon wax teel a génn wax ci kaw xam naa ne le président Macky Sall dina dellu ginnaaw te bu boobaa xale yi tamit duñu toll foo xamante ne nit ñi bu ñu waxee duñu dégg kon li yëpp du am. mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax affaire de merci aussi wax nañ ci donc yooyu yëpp wax nañ ci donc vidéo bi daal jarul muy gudd Sénégal ku nekk xam na li fi xew ça fait 2 ans 3 ans lépp a jaxasoo ku nekk ngi xuloo ku nekk ngi xeex donc ñi nga xam ne aussi ñooy aspirer nekk ay politique nañ xam ne dañu war a nekk ay gor nañ xam ne dañu war a nekk ay nit ñu intègre ay nit ñu jub ñoo xam ne ay exemple la ñuy doon waaw ay exemple la ñuy doon tey nag langue politique bi gis ngeen ñi fi nekk waxuma ko ñoom ñoo ko def ngeen gis ko donc mais nag dañu bëgg yeneen genre xeeti politicien ñoo xamante ne vraiment seen bët yi bu dajeek ñoom sax nga sëgg ay responsables et des hommes d'État vraiment ay nit ñu intègre vraiment loolu dañ koy soxla trop ay leadership parce que dëkk moom bu amul leadership rek amul ay nit ñu am jom nit ñu gore ay njiit de valeur dañuy am problème donc li ñu soxla mooy ay vraiment des exemples dañu soxla ay références dañu soxla ay nit ñoo xam ne vraiment seen lépp dalay tegtale njub seen lépp dalay tegtale li nga xamante ne moom mooy yërmande boo xam ne nekk na ci ñoom nga xam ne ëllëg bés bu ñu yoree réew mi nga xam ne dinañ yërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy la population lambda le peuple en général waaye tamit di nga xam ne peuple dinañ ëlbatiku tamit jox leen li nga xamante ne moom mooy wegeel ak respect bu mat sëkk. parce que nag yàlla loolu la wax yërëm leen ñi ngeen féetee kaw man mi leen féetee kaw ma yërëm leen. boo ko xoolee même dans la famille nit ñi xale yi ki ñuy gën a bëgg ki ñuy gën a respecté mooy ki nga xam ne yërëm na leen ki nga xam ne da leen di lijjanti di leen di jàppale malgré aussi da koy booleeg di leen yar et tout mais ñi leen di bundu xatal duñ leen bëgg a gis xam nga di leen wan mbañeel di leen wan xeebeel
xam nga considérer leen comme ñoo xam ne xamuñ dara suñu loolu la ñuy màggee buñ màggee aussi seen relation ak ñooñu aussi dafay doy waar. donc live bi maa ngi koy yemale fii incha allah donc di wax rek ne moment bi nag la ñu war a profité ci lii la Sénégal mën a jógee seqi yeneen jéego yu am solo ci li nga xamante ne moom mooy àdduna. donc ñu xamee ko noonu bañ kenn nag koo xamante ne mu ngi jógee à l'extérieur ak ku mën a doon ñëw bëggatu suñu biir bëgg ñu jaxase. waaw coow li suñu biir la woon yàlla na ko yàlla fay gis nañ ne ñu ngi ciy avancé waaye nag le plus important mooy le président de la république foog mu génn loolu moom lu mënta ñàkk la wax ak la nation sénégalaise wax ak le peuple sénégalais vraiment indiwaat leen wax aussi li nga xam ne mooy prérogative yi nga xam ne moo nekk ci kanamam ak yi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci moom yan tànk la ci nar a taxawee. ñi nga xam ne aussi jàpp nañ leen fa lay tëjee ak kum mën a doon foo mën a bokk nañ libéré ñëpp ñu dellu seen kër dellu seen njaboot ndax nag erreur la boo xam ne am na te kenn ku nekk am na ci part de responsabilité. donc buy amatee nag ñi nga xam ne ñooy dem ci plateau yi aussi di xamb taal bi di défendre loo xamante ni du dëgg xam nga tey lii yëpp ñoo ñu ko yóbbee ndax nag li ma leen di wax fen moom mënul yàgg ba mu nekk dëgg waaye dëgg it du yàgg ba mu nekk fen na fen jël ascenseur bi dëgg jël escalier yi lu mu yàgg-yàgg dëgg mooy njëkk arrivé kon nag dëgg mooy mujj. kon nag bés bu ñuy jàpp rek nañ jàpp ci dëgg te nag encore yàlla nañ yàlla defal tawféex ba kenn ku ci nekk ci ñun bu dëgg ne tëll fenn ne tëll rek ku nekk ci ñun mën a xam lan mooy dëgg ñun ñëpp ñu basculer dem ci dëgg googu su ko defee jàmm dina teel a ñëw. di nuyu ñëpp di ziare ñëpp beneen yoon seen mbokk la ci woon ci jàmm ak jamono ci seen waxtaan Sénégal moomu yóbbante asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.